Paris ci RFM. xibaar yi ci RFM. Ngoy Mbayar dëkk la bu nekk ca Bambey ga ca Njaareem benn waxtu yu ne jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. Cheikh Issa Sall mi ñu ne moo fekkee ba Ousmane Sonko di mbaxar yàpp Mansour Faye ngir amum ak moom ab audience wax na ci rajo Futur Média indi cay leeral Cheikh Issa Sall nee na Ousmane Sonko xam na ne xam nañu la xewoon ca bureau ba keroog lam fa doon wuti la ko fa yóbboon bokk na ci mu jotale ko ci président de la république ngir mu ñaanal ko njëkk jëmee ci Tahibou Ndiaye mi ñu doon toppee mbiri njuuj njaaj ci coowal bien des mal acquis di teranga julewul ji ñu doon toppee lenn ci kilifa yu amee woon ndombal tànk ci réewum Sénégal mbirum terme sud ki nekkoon ni jamono chef d'état-major général bu armée joxe na ca xalaatam li mu gis moom mi nga xam ne ci jamono joojee moo newoon Semga nee na lii di pàkk yooyee nga xamante ne ji kon armée bee ko moom logement de fonction la soldats si nga xam ne ñoo ngi seul tenue nekk ci waar yu ñoom ñoo ko moomee moom Mamadou Mansour Seck moo yëkkati yooyu le kàddu des na ko déglu ci xibaaru digg bëccëg gi kilifa yu Sénégal gi yëkkati seen kàddu di dalal xel yi jëm ci ne société bi nga xamante ne ji kon dafa doon jàpp ci liggéey ba ca centrale bu Sendou génn ga mu génn ca liggéey ba du am benn jafe-jafe bopp dana ko ca jur ci nan lañ ko fas yéenee doxalee dinañ ci indi ay leeral ci xibaaru digg bëccëg yi bu ñu ca noppee ca la ñuy waxtaanee xibaari biti réew Alaaji Georges Déthié Diop la ñu ci àndal Georges Naam Diop. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye daañu dem ba ca Mali foofee ay cong jëm ci ay position militaire tax ba fukki soldat ak ñaar ñàkk ci seeni bakkan ñenn ñu bëri jële ci ay gaañu ca Côte d'Ivoire moom ndax dañuy toxal élection présidentielle bi ñu fas yéene amal ci weeru octobre gi ni ñu ngi koy waxtaanee ca Abidjan jamono ji nga xamante ne ndorteelu campagne bu RHDP maanaam ñiy jàppale Alassane Ouattara ndorteel googee dañ ko mujjee reporté. Georges Déthié Diop jaajëf ci kanam tuuti daañu ànd ak yow Cheikh Ahmed Tidiane Diagne moo ñuy faram-fàcceel xibaaru tàggat yaram lu ciy gën a fës Cheikh. li ci gën a fës gannaaw ba ñu la fayee di wàllu football ak équipe nationale bu Sénégal di tout tànki U17 yi di waajal tournoi qualification Coupe d'Afrique bu seen catégorie ñoom nag daal nañu dooraat si beneen stage ni ki tey jii di ngeen si ànd ak soxna Soda Thiam ak waxtaan mu jot a seq ak seen entraîneur di Malick Daf équipe nationale A bi itam dañ ko daal di waxtaanee gannaaw ba ñu dàqee seen match seen digg ak ñi di waa Mauritanie dañ daal dem ca Richard Toll wala bokk Rosso Sénégal foofu nga xamante ne jege nañu loolu Mauritanie askan gi fa yeewoo di supporter Sénégal wala Mauritanie daal nañu yëkkati seen kàddu ci gile jongante Ligue des Nations yi tamit danañ ko daal di waxtaane ak choc bi nga xamante ñu ngi koy xaar tey ji diggante Croatie ak France ci bu 18h45 jotee. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw bi ci réew ak tàggat yaram danaa leen jukkil as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk ñu jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey ji la ñu cay waxtaane mi ngi jëm ci wàllu tàggat yaram rawatina football nees koy doxalee ci jamono coronavirus ji ndax dees di wéy di ko doxal di dund ni ñu koy dundee di max yu ñuy reporté ak test yu ñuy def jëmee ci joueurs yi wala ndax dees fee war a doxee yamale fi football bi ba keroog ñuy gis lu ñu xam xalaat ban ngeen ci amee seen xalaat ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru digg bëccëg gi kàddu leeral yu bàyyeekoo ci Cheikh Issa Sall Cheikh Issa Sall mu ñu ne fekkee na audience bi nga xamante ne ji kon moom la Mansour Faye mayoon Ousmane Sonko te ginnaaw bi ko Mansour Faye waxee Ousmane Sonko génn weddi ko ginnaaw bi mu toftalaat ci yeneen kàddu nangu ko waaye ci yeneen i anam ana lan moo xewoon ci audience boobee kañu ne moo ko fekkee woon di magistrat bi di Cheikh Issa Sall di it ku yëngu ci wàllu politique wax na ko mbiri Tahibou Ndiaye moo ko fa yóbbu woon jamono ji nga xamante ne ji ñoo ngi ko doon toppee teranga ju lawul ci mbiri bien mal acquis li mu bëggoon mooy Mansour Faye boole ko ak président Macky Sall ngir mu dem fa ñaanali ko njëkk ci Tahibou Ndiaye loolee Cheikh Issa Sall mooy ki ko xamle tey ji moo ne woon ganu RFM matin ñu teewlu kàddu yi nga xam ne bàyyi na ko fi.
anticiper na également si ne xam naa bu subaa rek dinañ wax affaire Tahibou Ndiaye bi li tax muy anticiper noonu dafay bëgg di dox toujours si xelu nit ñi te loolu baaxul. gis nga Sénégal c'est un pays boo xam ne ay nit ñu yàlla baaxee si wàllu xel ak xalaat ñoom ñoo fi nekk loo fiy def rek jéemal transparent bu parce que lu waaye di ragal ba di ko dox guddi naka bàyyi parce que fii lépp ay mujj feeñ. lu tax nga ni dafa anticiper ci mbiru Tahibou Ndiaye di njiital cadastre ga war lu mu seq ak Ousmane Sonko ak lu ko Ousmane Sonko doon doxal si foofa kon. xam nga ñëpp ku nekk si dëkk bi fii xam nga diggante Tahibou Ndiaye ak Ousmane Sonko. loolu du nit ñi inventé mais Ousmane Sonko moom moo ko wax. moom moo ko wane. mais lan moo nekkoon soxla wi. soxla bi moo nekkoon bëgg rek président Macky Sall wañ loxoy justice bi pour Tahibou Ndiaye ñu mën ko génn si li nga xam ne si la nekkoon. boobu ñu ngi ci coowal traque des biens mal acquis. ci coowal traque des biens mal acquis. te si ñi doon topp yëpp. à ma connaissance man. Tahibou Ndiaye rek mooy ki nga xam ne moom moo si signé woon benn PV de médiation. même bu fekkee ne après mu ngi ko doon bañ. léegi kooku yow bu fekkee ne da nga ne yaa gën a set ñëpp yaa gën a baax yaa dàq jàng ñëpp yaa mën ñëpp ba pare ngay dem di jaar si suuf di bugg défendre koo xam ne moom si boppam accepté na def na lu naka su dul noonu ba alal ji nga koy topp sax genn wàll gi mën na ko joxe loolu c'est contraire ak xar kanam gi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di wan Sénégalais yi man wax naa ko moom wax na ko te boo leen poussé ba si biir di ngeen xam ne loolu exactement moo nekkoon préoccupation te loolu moo tax tamit bi Mansour Faye ne audience rek mu naaw commencé di saaga nit ñeeg ak di weddi. mi ngi noonu Cheikh Issa Sall doon yëkkati ay kàddu ni ma ko waxee sànq magistrat la waaye it mooy directeur général agence de développement municipal doonoon ganu RFM matin. meneen mbir mi di coow la ca Terme Sud ki ku newoon ni jamono chef d'état-major général des armées di Mamadou Mansour Seck indi na ay leeral nee na suuf soose l'armée bi ñoo ko moom ay logement de fonction la ñi ko yeyoo mooy soldats si nga xamante ne ji ñoo ngi sol tenue mu teg ci ne lu aju ci yëf yi ci gis-gisam jarul woon ñu koy yóbbu ba mu yegg ca Cour suprême loolee kon ay kàddu yu leeral la yoo xam ne mi ngi ko xëy tey jile Salimataw di ñu ko dégtal. ki fi nekkoon chef d'état-major général des armées di ñaawlu ñi nga xamante ni noonu lañ fa yëkkatee ñi dëkkee ci Terme Sud wante ci loolee taxul benn yoon mu nangu ku nekkoon militaire dem ba retraité bëgg wéy dëkk ca logement de fonction yooyu le général Mouhamadou Mansour. Des gens qui sont atteints par la limite d'âge. ay nit ñoo xamante ni liggéey nañ ba à la traité ba pare nag bañ a joxe kër yi ñu nekkoon loolu yaakaar naa xel mënu ko nangu amul benn armée ci àdduna bi boo xamante ni dana nangu loolee ñu ngi tuumaal ki nga xamante ni moom mooy kilifay armée bi ki fi nekk tey jii li ci njëkk moo di dañ koy tooñ ndax problème bi fii la ko fekk du loo xamante ni moom moo ko sos ñaareel bi mooy yoon rek la doxal yaakaar naa ne ku ci nekk dafa war a ànd ak discipline. wante nag mu xamle ni problème bi waruñu ko def benn yoon mbirum politique. dégg naa fan yii yëpp ay nit ñoo nga xamante ni ay politiciens lañu yuy mbubboo Terme Sud ngir bugg ko def ay récupération loolu du sama problème man politique yittelu ma mais du ma nangu nag mbirum Terme Sud ñu koy politiser. Terme Sud dafa nekk cité boo xamante ni ay militaires ñoo ko moom muy xamal ni fekkewut benn yoon ñuy jël ay civil di leen jox yooyee dëkkuwaay. man personnellement mosuma fekkee fi ñuy jëlee ay terrain di ko joxe terrain yi armée de l'air moo ko njëkkoon a moom ci mujjantel gi nag mu tàbbi ci loxoy armée bi te ci loolu man ci li ma xam mosuma fekkee mukk fu ay civil di jëndee ay terrain ci wet. général Mouhamadou Mansour Seck jeexalee ni bëggul ay nit itam nekk Terme Sud ni amuñu fu ñu dëkk fekk ni am nañu ay kër yoo xamante ni ña nga ko teg di ko loué di def seen poos. Salimata lu aju ci coow la fa woon ba fa Bayot di mi ngi xewe woon kon atum weeru janvier atum 2018 lu toll ci fukki doomi aadama ak ñeent yoo xam ne fa lañ leen faatoon ci anam wu ñaaw yoon nekk ci am ñum ca jàpp teg leen loxo ki nga xamante ne ji nee nañu moo jiite yëf yi ñu naan ko René Caprin Bassène ay awakam dugalal nañ ko ab demande de liberté provisoire maanaam li ñu bëgg daal mooy yoon teggendeegum ko loxo may ko liberté provisoire ba fekk ñuy xam ab àtteem diggam ak wàllu yoon fan la mujj jombul yeneen i xibaar des na teewlu kàdduy leeral yu bàyyeekoo ci kenn ci avocat yi di maître Ciré Clédor Ly ci woowile wàll. weneen wàll mu di assemblée nationale tey jii xëy nañu fa ubbi plénière ubbi kon session ordinaire unique 2020-2021
mu di loolu lañ ca mën a jàpp mooy renouvellement yu ñeer bureau yi xibaar bañ ci njëkk a jàpp moo di président groupe parlementaire yi foofee renouveler nañ leen seen mandat mu di ki jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di Aymérou Gningue ak it ki nga xamante ne ji moo di honorable député Bara Dolly mi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire Liberté et Démocratie foofee ci assemblée nationale mbir la moom it des na ko topp ànd ci ak yéen rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu di 1h fegg na fukki minutes. RFM rajo askan wi. wopp wi coronavirus gi tolluwaay gi ci réew mi docteur El Hadji Mamadou Ndiaye lañ ciy teewlu. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett test yi ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci benn cas contact mooy benn cas bi nga xam ne moom jot na ci mbas mi fekk dafa jaxasoo woon ak ki yore doomu jàngoro yi am nañ ci juróom benn cas yu jógee bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Almadi am na ci ñaar Mbao am ci ñaar cité Kër Góor gi am benn cité Sonatel am benn Dakar Plateau benn Fann benn Guédiawaye benn Liberté 4 benn Mariste benn Mermoz benn Nord Foire benn Pikine benn Sacré-Cœur benn Thiès benn ak Yoff am na ci benn juróom benn fukk ak ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee am nañ ci juróomi cas ñi nga xam ne ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb talaata fukki fan ak ñett ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom ak ñett téeméer ak fanweer ak benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak juróom benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention doon it porte-parole du ministère de la santé et action sociale moo ñu doon yeggee jukkib bés bi ñeel tolluwaayu coronavirus ji woppi Covid 19 joojee seetlu gi bu ñu sukkandikoo ci bilan bi ñu am tey moo di ma ngay gën di dellu gannaaw waaye loolee nag taxul xel dal ca ñi ko xam ne mooy ñi ñu tuddee ay médecins épidémiologistes ñu dajee ca diwaanu Kees di fa amalum ndaje moo xamante ne lañ ci jublu mi ngi jëm ci wàllu paj geek nees def ba gën koo ñoŋal la ñu fa ñaan daal mooy askan wi nañu góorgóorlu ba bañ a teggi seen tànk fi ñu ko teg fàggu geek fagaru geek fàggandiku gi ñu gën koo lawal gën koo wéyal bu ñu bëggee wopp si able loolee mooy seen càkkutéef mooy li ñuy diggal askan wi Cheikh Anta Diop ciy leeral. ay xeltukat ay borom xam-xam jëm ci wàllu wér-gu-yaram nekk fii ci diwaanu Thiès ci ab lël ñoom seen jëmi bopp nee nañ avancé nañ lool yu jëm ci wàllu xeltu naka la ñuy daane coronavirus am na sax loo xamante ne génn nañ ko ci ngir mën koo xeex docteur Samba Kor Sarr di chef division recherche ci ministère de la santé. a enregistré plus de 50 protocoles de recherche. nañu juróom fukki protocole de recherche. gis nga am na benn molécule sax bu bees bu ñu génnee ngir xeex wàllu Covid bi. avec l'utilisation d'une nouvelle molécule qu'on appelle le nafamostat. gis nga molécule boobu ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ci stade bu graaw ba ñu yóbbu leen réanimation moo leen di faj te bu ngeen seetloo sax temps yi ñi nga xamante ne ñu ngi faatu ci Covid bi wàññeeku na bu baax a baax a baax. une réelle baisse au niveau de la mortalité. ñi nga xamante ne yor nañu doomu jàngoro ji di coronavirus mi ngi gën di wàññeeku ci Sénégal waaye nag loolu warul tax ñu banque suñuy loxo ndaxte jàngoro ji nee nañ mi ngi fi ba léegi. docteur Badara Cissé di médecin épidémiologiste. il y a une baisse réelle il faudra être prudent. loolu lu wér la ñi am doomu jàngoro ji mi ngi wàññeeku waaye nag loolu warul tax ñu nelaw ba léegi mënaguñu teg suñu loxo ci cas communautaire yi loolu moo ñu ëlëm li ñu leen di digal mooy na ngeen di faral di takk masque yi moo leen di aar tey bu ñu sàgganul lu am Europe mën naa dikkaat fii ci Sénégal muy deuxième vague bi yéegaat. tout est possible on peut aller vers une seconde vague. ñii seen xam-xam màcc lool ci wàllu wér-gu-yaram ci xeltu ci yenn jàngoro yi nee nañ Sénégal bu ñu nelaw ba yandoor ba léegi nag feebar bi mi ngi fi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh des ci wàllu wér-gu-yaram ak xibaar bu neex bi ñeel ñaari kon microscopie électronique yoo xamante ne ci xayma nañu ko ci juróom-ñetti téeméeri millions Sénégal war koo jot fàttali ne service microscopie bu Sénégal daanaka fukki at a ngi dox na mu waree mënatu ko woon ndax ay jafe-jafe yu muy dund loolee nag bu ñaari kon microscopie électronique yooyee yegg si day doon xibaar bu neex waaye di doon lu gën ci wàllu paj mi mu di lool jàpp nañ ne mooy gulet ci déndub Afrique de l'Ouest bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Tidiane Ba mooy coordonnateur bu projet bi fi indi yooyu les microscopie ñu déglu ko ci kàddu yu mu dénk Abdou Diouf Diagne.
service microscopie moom benn rek la woon ci Afrique sowu jant mooy suñu service bi ñu ngi ko installé woon depuis 1962 donc 62 ba léegi Sénégal am na expérience ci wàllu microscopie malheureusement dañoo demee dem ba mu yàgg appareil yi ñu yore màggat te biñ màggatee aussi il fallait que ñu changer leen parce que mënuñu woon toog rek di seetaan mënuñu ko woon def moo tax ñu ne woon léegi daal il faut ñu wut ay pexe yooyu nag moom moo indi lii tey moo tax ñun ñëpp ñu takkoon suñu dig doon xeex pour ñu am ay jumtukaay yoo xam ne nit ñi dañu ko mën a utiliser pour ñu nekk fa nga xam ne moom lañ nekkoon di loolu moom mooy sabab mais vraiment boo xoolee Afrique de l'Ouest moom ñoo ko fi amoon te ba tey itam ñoo continuer di quoi parce que ñi nekk Afrique de l'Ouest pays yooyu yëpp dañ ñuy soxla pour affaire microscopie bi yàlla baaxee nañu nag ba ñi nga xam ne ñoom maanaam ñoo war a taxawu liggéeyu microscopie boobu ba léegi ñu ngi nekk encore ci système bi mais demoon na ba mittiwaay goo xam ne am na ñu bari ñoo xam ne ci seen wàllu gëstu xam-xam sax dem nañ ba changer de spécialité parce que microscope yi ñu daan utiliser pour def seen promotion microscope yooyu dem na mu yàgg doxul mais am na ñu continuer woon aussi nekk ci nga xam ne ñoom daanaka Europe ak yeneen pays ci lañ doon dem ñi am ay microscope dem bi tam déplacement yi day cher léegi loolu yëpp yàlla teggil nañu ko xëy na yàlla mën naa dogal aussi sax mën naa amaat encore ñu continuer de réfléchir pour amaat encore d'autres appareils yoo xam ne dana mën a permettre encore d'autres applications scientifiques. gannaaw bu ñu tëjee jàngu yi mu di église yi ab diir juróom-benni weer a ngi li ko sabab moo di coronavirus gi aw nañu yéene ubbi ko ndànk-ndànk ngir nit ñi mën ji dem mbokki quartier yi di jaamu ji sunu borom fële ca diwaanu Ndar ñu seetlu ne kon fukki fan ak juróom-ñett gi ñu fas yéene ubbiwaat jàngu yi ñoom it fas nañu yéene kon demal amal yi mees ba fa war a doon ci njiital évêque Ernest Sambou mbokki quartier yi foofee di rafetlu dogal bu ni mel di xamle ne daañu wàccoog lépp lu di matuwaay mu di geste barrière ngir dal woppi coronavirus ji bañ a lawee ci jàngu yi Mohamed Nabi Silla mbégte wu rëy la ñu nemmeeku ci communauté chrétienne bi ci bët gànnaarub réew mi gannaaw tijjite église yi li ko doore ci dimanche ci ndigal lu jógee ci évêque bu Ndar. xibaar boobu neex nañu trop ñun ñi nga xam ne si yoonu Jésus Christ lañuy topp donc ba nga xam ni mbégte la si ñun quoi donc manqué woon nañu trop ay dafay mel na dañuy dagg benn cër si yow boo demul jumaa si ñun aussi la même chose dafa mel na suñu benn cër dafa dog ci tijjite lu ni mel waaye itam respecté bu ñu fas yéene def lépp lu aju ci wàllub mesure barrière yi lay de sorte que messe yëpp organisé boo ñëw boo jigéen ñëwoon sa place jigéen aussi am na melokaan boo xam ni boo ko melo doo dugg sunu xale yi sunu doomi jeunes yi ak seen ay yëre yu jaxasoo yooyu duñu dugg xale bu jigéen bu ñëwee boo solu lu gudd doo dugg jigéen boo xam ne dafa sëy dangay am voile nii sa bopp. ndaw li bokk ci chorale Notre-Dame de Lourdes Yves Tendeng gis ni dellu siwaat jullit mbooloo dafa doonoot lu am solo waaye daañu fexe def seen kéemtalaay kàttan ba lépp loo xam ni digle nañ ko ci fànn woowu ñu respecté ko. mbégte gu rëy la ñu vraiment am toogoon nañ fi ay weer yu bëree bëri mun ñoo na def mees yi ndax respecter mesures barrières yi respecter li nga xamante ne moom mooy consignes yi nga xam ni waa kër docteur joxoon nañ ko surtout man en tant que jeune choriste nga xam ni ñu ñooy dee di animer ñaan gi ci biir mees yi daanaka xam naa du ñàkk daañu dooraat tamit répétition yi ngir mën di continuer di animer mees lu mel comme bu njëkk. nu mu mënti demee ñi bokk ci jàngu bi yaakaar ni julli dana indi faagaagal ci lépp loo xam ni aju na ci wàllu Covid 19 bi lee ba tax na ñoom ñu fas yéene respecté lépp loo xam ni aju na ci wàllu geste barrière yi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Nabi Silla des ba léegi ci wàllu diine waxtaane gàmmu yi ñuy fomm ren ci réew mi gàmmuk Pire ca lay bokk xalifa bu Pire Serigne Mansour Cissé moo jël dogal bi lépp nag ngir tënku ci ndigal li nga xamante ne ji ak taxawaay bi xalif général di Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour amee ci gàmmu gi ci ne nañu ko fomm na ku nekk gàmmoo sa kër ngir moytu lu lawal woppi coronavirus ji ci suñu réew. ci wowile wàll dañ ciy teewlu kàddu yi leeral bàyyee ko ci imam Mansour Diouf mi ngi bokk ci njabootuk diine gi foofee ci diwaanu Pire am nay kàddu yi leeral yu mu ci dénk Alaaji Njóogu Jeen. gàmm Pire du am moom la ñu jigee ci dégalu xalif bi Serigne Mansour Cissé mi nga xam ne mooy xalif tafsir Abdou Cissé bu Pire ci tënku gi nga xam ne ci la tënku ci Tiwaawan ci xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour li nga xam ne moo am ñun booba tey ñu ngi woon ci wàccaayu gàmmu Pire mais suñu wàccaay dañ ko tegoon ci wàccaayu gàmmu Tiwaawan waaye comme booba tey ñu ngi doon déglu ci ndax ci suñu ngi basé wu ci xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour waaye bi ñu yëgee wax dëgg yàlla ni moom jàpp na ni gàmmu Tiwaawan ren du am mu jaare ko ci sëriñ Mbaye Abdoul Aziz ñun tam xalifa bi loolu la def ci suñuy nopp wax ñu ko desoo ceeg ñi nga xam ni ñoom la seqal gàmmu gi muy waa Saalum ak waa Saalum ak waa diaspora bi wax dëgg yàlla ak waa fraternité musulmane de Pire que ni incha allahu taala gàmmu Pire 2020 du am waaw loolu daal mooy information bi nga xam ne xalifa bi wax nañu ko Serigne Mansour Cissé. benn waxtu di nar fekk ñaar fukki minute ca gaaya. RFM.
jàngalekat yi ci université bu Kees gerew ba ñu nekkee woon a xultu yaak ñaxtu ñoo nga cee ba léegi nee nañu it fas nañu yéene xàppatiwaat beneen gerew pa ñaari fan suba la ñu koy tàmbali ñoom jàngalekat yi ne li ñu nekk duñ ci dindi lu toll ne tar fatal ay ni li fekk seen i càkkutéef wutuñu ci saafara Mamadou Tandian Diaw mooy coordonnateur bu section SAES bu université bu Kees ñu déglu ko ak Alaaji Njoogu Jéen. ma nekk jafe-jafe yi nga xam ne yàgg na moo jokkante ak moom donc depuis li madame directeur ñëwee ba tey daanaka jafe-jafe yi ñu ngi fi mais amoon nañu yaakaar ne peut-être li mu comprendre lu bari dana si dellu gannaaw def ni nag loolu amul parce que ñetti at yi mën naa ne ñetti at li nga xam ne sur ce plan dem ko perte que de plus en plus rek li mu gën a dem kii rek dañuy léegi nag loolu moom camarades yi yëpp dañoo d'accord ne nañ taxaw régler lii ba juraat suñu autonomie war a mën a fonctionner normalement pour war a mën a continuer ak dara ndax lu si ëpp si li ñuy laaj ni amul si dara li nga xam ne ni sax li indi ay augmentation financière la maanaam ay koppar wala leneen mais au contraire li nga xam ne ni liggéey la ñuy yokk mais nag dana mën a tax ba au moins doxalin bi suñu biir établissement yi gën a jaar yoon donc fi mu toll nii 48 heures lañ def mooy tey suba ak gannaaw suba donc li nga xam ne ni dañuy banque suñu loxo waaye semaine prochaine également bu ñu amul satisfaction fii en tout cas semaine prochaine dinañ defaat yeneen 48 heures encore bu ñu demee nag ba mbir mi wax dëgg yàlla nar a jéggi doyo danañ woo suñu ñi nga xam ne aussi ñoom jaboote ñun ñëpp parce que en fait fi mu toll SAES Thiès kese la waaye bu naree jéggi doyo dinañ ji yeneen pexe yi nga xam ne nit ñi dañ si gën a mën a jàpp pour lii nii nga xam ne ñu ngi gàllankoor Thiès wax dëgg yàlla jamono ji di talluñu ko quoi donc ñu jéem a réglé ko saafara ko ak ni mu gën a gaawee. société bii di Mawar technologie nga xam ne mooy sous-traitant bi ëpp doole ci mbirum centrale bu Sendou rocci na ca loxom xibaar la bu ñu leen baaxee démb la tax nee nañu Senelec dañ leen a ameli koppar moo tax ñu rocceeku ci laaj bi di ndax bu ñu génnee seen loxo ci liggéey ba du indi benn jafe-jafe ci courant bi askan yi war a jot waa Senelec yëkkati seen kàddu di leeral ne amul benn jafe-jafe bu mu ci mën a jur ki ko xamle moo di Aziz Fall conseiller spécial bu directeur général bu Senelec ñu déglu ko Ndiogou Diène. Senelec si wàllu woowu li mu doon wax na ko ba pare wax na ko ci bi mu ko seqaleeg waa ñiy représenté waa Sendou et puis am na suñuy représentants yi delluwaat ci wax boobu donc li ñu gis daal mooy amul dara lu nga xamante ni que changé na ci situation bi ba war na tax suñu point de vue changé wala suñu attitude changé donc y a rien à dire à ce niveau. li am ba am mooy li ci xew tey amul dara li nga xamante ne que changé na que donc gisuñu dara lu mun a tax fi ñu taxawoon ñu changé ko aussi. loolu moom soo xoolee los mu nga laaj consommateur yi je pense que Senelec li ko war ñu ngi koy def te du ci génn Sendou wala bañ Sendou li ñu war daal ñu ngi koy def te li xew tey wala démb ci waa Mawar amul dara lu muy changé ci liggéey bi nga xamante que Senelec ñu ngi koy def te war na ko def te continuer di ko def incha allah. waxtaanee wàllu mbay mi ak mbégteeg yaakaar ju rëy ji nga xam ne baykat ya ca département bu Fatick amee nañu ko jamono ji li tax mooy dañoo jàpp ne daal nawetub ren bi moom dana neexin woo xam ne gëjës na koo am gëjës na ko gis cib nawet reportage ca baykat yi ca département bu Fatick Aminata Goudiaby. fajar teel ci lay bu xaw a lëndëm sax Mame Gody Faye ànd ak waa këram ñoom nag ñi ngi góob dugub gi nga xam ni moom moo ñor ci seen tool yi moom nag nee na ren ji kontaan na torop ci ni nga xam ni noonu la nawet bi tëddee ci toolam boobule. instant bi ñu ngi ci ngóob bi dugub bi waaw ci ngóob bi lañ ne. ren dugub bëri na. waaw sant yàlla bu baax. gerte nag diqeeguñu gerte. waaw ndax avant 10 jours mën nañu commencé diqi gerte. waaw ren macha allah ndax dugub am na mboq am na. Diatta Faye moom war naa am lu tollook juróom-benn fukki at village bu Ndundox la dëkk féetee ci commune bu Diarekh moom nag nee na atum ren ji dana am dugub ju bëri ak gerte gu bëri. waaw dugub moom dana bëri fii gerte moom dana am encore ñun dañu am gerte. waaw nawet bi moom presque niveau de kii moom mu ñaawul moom dana am dugub moom dana am 2 tonnes 500 ci sama gis-gis. waaw comme bésaguma mënaguma kii mais li may yaakaar daal bon gerte encore li ma amoon daaw yaakaar naa ko dana am ñaar fukki mbaam. baykat yu ñu taseel ci village yi féetee ci département bu Fatick di wax ne nawet bu neexee nii ñoom gëñ nañ koo gis bu yàgg góor gi Faye ab baykat la. torop fekk dama toll nii sax nawet bu baax bu mel nii gis def torop suñu wàll kay dal na dugub bi baax na ak poursuite bi ak gerte bi ak ñebe bi ak yëpp daal. ñoom ñii nag li ñuy sàkku ci nguur gi mooy mu gën a góorgóorlu ci engrais yi nga xam ni moom lañ leen di jox. Diatta Faye. li ñuy yokk daal mooy engrais bi rek. engrais bi daal bu amee daal dina baax. engrais bi daal day manqué. ci département bu Fatick nag ren ji nawet bi bëri woon na ndox ba tax na béykat yi jàpp ne daañu am dugub gerte wala sax mboq mu bëree bëri waaye nag nemmeeku bi mooy ci biir département bu Foundiougne bëri na fa tool yoo xam ni inondation yi da ko yàq yaxeet ay hectares yu bëri la sax Aminata Goudiaby Fatick RFM.
RFM bitim réew. Georges Déthié Diop la ñuy dalalaat Georges na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. waaye yow taw bi yàqul say tool yi gerte ca Njagañaaw. war naa faa dem nag xooli mbir ya. ci fu mu toll. boo tuddee gerte rek mu ree góob laay wàcc. d'accord yaa nga ca suuna sa. Mali la ñuy dooree xibaar bi ci réew yi ak ay soldats yu bari yu takku sax kay nee nañu maanaam fukk ak lu teg la ñu ne faat nañu leen ci cong koo xam ne ma nga amee ci réew ma. guddi altine jëm talaata li ñu njëkk a def moo di song ab camp militaire ba féetewoo ca Sokoura yeneen militaires yi doon dem foofu ngir wàllu leen ñu songaat leen leeral yeeg sooda ci am. l'armée malienne bi nag dañ faa daal di nemmeeku ñaari cong bu njëkk bi nag ma nga amee ca benn camp boo xamante ni soriwul dara frontière bu Burkina Faso bu ñu sukkandikoo ci ñu bëri sax ña def jëf joojee ay terroriste lañ rax ci dollit dañoo rek daal di kompaloo ak ñenn ñoo xamante ne ña nga ca bërëb boobule ci noonee nag am na juróom-ñeenti militaires yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci camp googee waaye nag ba ñu waree renforcer li nga xamante ni moom moo di l'armée gi ña waroon a ñëw comme renfort ñoom it dañoo daal di dal ci ndëgg sërëx fa soriwul dara pont bi ñu naan Paru nekk ci gox yi ñu naan Bandiagara ak Bankas foofee sax xamle nañ ni ci l'armée gi am na ñett ñu fa ñàkk seen bakkan waaye itam ña amal jëf joojee juróom-ñeent ci ñoom jot nañ leen a fàtt ba tey ci diggante Bandiagara ak Bankas am na ab bus boo xamante ni nag dafa doon yóbbu ay civil foofee ñoom tamit dañoo daal di dal ci ndëgg sërëx boo xamante ni dañoo jàpp ni ay jihadiste ñoom ñoo def li ni mel foofu tamit lu toll ci fukki passager jot nañ faa ñàkk seen bakkan daal na ñuy yónneewaat foofu ab renfort ngir daal di gën a aar ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kàng googee ñu cong ñu gis ne nag cong yooyee ma nga am ca région bu Mopti gannaaw ba nga xamante ni jihadiste yi daal di nañuy libéré ñeenti otage malien ak européen ci loole nag ab laaj di sampu ndax ñoom ñooñee dañoo bëgg a delloowaat buum ci boy boy ga waaw am déet. may tontu wala yow. fële ci réewum Côte d'Ivoire laaj bi moo di ndax dañoo jëm ci yoon ngir reporter wootey présidentielle ya. li leer mooy ci Abidjan ñu ngi koy ruumandaat jamono ji nga xamante ne waa commission électorale indépendante bi ñoom nee nañ noppi nañ ngir organiser yooyee élection te door nañ sax séddale carte d'électeur ya li gën a tax nag xelu nit ñi tey moo di ndorteelu campagne bu RHDP bi nga xamante ne Alassane Ouattara moo ko waroon jiite tey dañ ko mujjee reporter ci ab bés bi nga xamante ne kenn jàppagu ko waaye daal jamono ji ñi nga xamante ne ñoo di waa Kujega ñoom seen désobéissance civile ñoo nga ca ñenn ñi sax bëgg ñu toxal boobee élection présidentielle bi fas yéene am ci weerug octobre gi nii ca Tunisie moom ay jàppante yi amoon démb ci ab manifester bi nga xamante ne ay téeméeri doomu aadama ñoo ca bokkoon ca Beita ca digg dëkk ba loole nag li ko waral moo di ab nit la ñu faat jamono ji nga xamante ne ñu ngi doon yàq ab kiosque wi nga xamante ne ay yéenekaay la doon jaay te góor googee nekkoon ca biir doon nelaw ca France Emmanuel Macron fas yéene wax ak ñi nga xamante ne ñoo di doomi réewu France tey ci ngoon bu juróom-ñetti waxtu ci guddi jotee ca télévision ba dana wax nag lu lépp lu jëm ci mbas mi ak situation économique réew mi jamono ji nga xamante ne waa France ñu ngi jànkoonteeg mbas mi maanaam ñaareelu vague épidémie bu Covid 19 ca Canada ñi yëngu ci wàllu hôtel yi ñoo doon dox ba ñaxtu ngir woo nguur gi mu jàppale leen ndax jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi ko jànkoonteeg mbas mi Mamadou Aïssa Ndiaye. lu tolloog 250 boroomi hôtel ñoom ñoo génn démb ci talaata ji doxu ñaxtu dem ci buntu assemblée nationale pour wone seen njàqare ak jaaxle goo xam ne ki am nañ ko ci ndimbal la ñuy sàkku ci gouvernement bu Québec te François Legault jiite ko. li ñuy métitlu moo di jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ginnaaw bi mbas mi tàmbalee surtout bi ñaareel bi yoon septembre bi mu tàmbalee ak léegi méngoo nag ak li nga xam ni moom lañ leen kër docteur yi digal kenn ku nekk dandanteeg moromam ci taxawaay boo xam ne bii taxawaay bu bëri mbooloo la indi nañ ay ngegenaay taxaw ba teg ko ci biir terrain bi ak yenn jardin yi nga xam ne kii moo nekk ci assemblée nationale bu Québec liñ ci jublu nag mooy wane ne ñoom daal wax dëgg yàlla xamatuñu fu ñuy jëm ndaxte seen koom gi ñu dugg leen ci seeni hôtel ak seeni restaurant wax dëgg yàlla perte yu métti lañ ci am ki doon jokk ak yéen di Mamadou Aïssa Ndiaye fii ci Québec pour RFM. kon ma ngoog foofu la ñuy yemal xibaaru bi ci réew. jërëjëf Georges Déthié Diop maa ngi lay gërëm bu baax a baax dellu si saa yu la neexee. RFM Sport.
tàggat yaram ñu dalal Cheikh Ahmed Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyuwaat. di dellu di la fay moom Mohamed Ndiaye. dañu koy door rek tournoi UFOA. bu ci wàllu football ñi nga xam ne am guñu fukki at ak juróom-ñaar ñi ngi ci stage de préparation. waaw moo di équipe bu Sénégal ñoom nag ñi ngi ca Guéréo di waajal li nga xamante ni moo di googule tournoi ñoom nag lépp ma ngay am ci njiitalu kii di Malick Daf mi nga xamante ni daal moo di seen entraîneur ñoom nag tournoi googule dana ko amal ca Sierra Leone juróomi fan jàpp fukki fan ak benn ci weeru décembre bi ñu daal di dëgmal tournoi boobu nañ nag lu tollook juróom-ñaari équipe danañ ca daal di nekk ñu ànd ak Soda Thiam. lu jëm ci tournoi UFOA gi sélection bu U17 nag daal dinañuy dugg ci seen ñeenteelu stage fermé waaye nag bi la yoon joueur yi ni woo dañoo yokk lim gi bu ñu sukkandikoo ca kaleen di tàggat di Malick Daf. pour boobu nag day waajal liggéey bi préparé compétition yi nga xamante ni mu ngi ñëw defe naa ci loolu la ñu nekk ni mais tamit dañu xalaatoon ne aussi groupe bi dañ ko élargir nga xam nga af problème yi IRM ak âge problème yi donc lu ne mun na am donc moo tax ñu def ko léegi bu ñu jëlee groupe bi ak liggéey ak ñoom lu ñu jëm ba ci kanam incha allah taala petit à petit dinañ jéem a réduire groupe bi comme ça ñu gën a am groupe bu compétitif bu réduire. ci jamonoy mbas gii ñu nekk nag amuñu compétition loolu moom moo tax ñu bëgg a organiser ay match de préparation ak équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo war a teewal Sénégal ci compétition africaine yi bu ñu sukkandikoo ca kay tàggat U17 yi. ak Covid bi dëkk yi boo xoolee dëkk yu bëri yam problème bu voyagé dem du muy génn donc ñu bëri dañoo xaw a tëj seen frontière ubbiwuñu ko noonu te boo xoolee championnat yi bëri démarré wul mais tam on a jugé un peu nécessaire aussi même si Sénégal championnat bi démarré wul club yu bëri sax commencé bu ñu entraîné donc dañuy xalaat ni rek ñaari équipe yi nga xam ne ñooy représenté Sénégal Afrique muy Teungueth muy Jaraaf war nañu mën a profité ñu subir ñu ngi essayer d'avoir le maximum de match de possible ku si nekk mën a am au moins compétitivité avant que compétition yi mag yi di commencé. ci jogante googee nag juróom-ñaari réew ñoom ñoo ci nar a sóobu ñu koy amalee ca Sierra Leone ci weerub décembre gi ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci sélectionneur bi nag dina metti naam waaye nag Sénégal dina def kéem kàttanam ba daal di téye ci ay yoxoom lii di titre bi. comme ñun yàlla defoon na mu nekkoon suñu loxo dañu ñaan yàlla dem aussi téye ko suñu loxo bañ fa jógee incha allah comme ça ñu mën a delluwaat coupe d'Afrique parce que suñu mën rek aussi mooy demaat def résultat yi nga xam ne defoon nañ ko continuer ci liggéey bi nga xam ne tàmbali nañ ko depuis 2 ans mooy dem encore téyewaat ndam li indiwaat ko fii et puis géem a qualifié coupe d'Afrique wax dëgg yàlla loolu mooy li suñu mbëppee. gannaaw ba ñu defee test Covid 19 yooya nag sélection bi dina tàmbali entraînement yi niki tey jii ci ngoon ca centre Youssoufa Ndiaye ba nekk ca Guéréo. max bu ñu waroon a football démb te mujjuta mu di diggante Sénégal ak Gànnaar dañu ko annulé ndax nee nañu ñoom waa Gànnaar da cee am ñu amee coronavirus waaye loole ñu bari ci ñoon xaar match boobee yaakaar ju tas lañ ci amee. waaw rawatina ña dëkkee ca frontière diggante Sénégal ak Mauritanie ca Richard Toll jàpp Rosso Sénégal foofee am na ay supporters yu bëri yi nga xamante ni Sénégal la ñu faral waaye noonu itam la amee ay supporters yi nga xamante ni Mauritanie lañu daal di faral. la ñu gis nag moo di match gi foog ñu tëggaat ko ñu ànd seeg suñu ndaw bu ñu fa toogal di Mamadou Diagne. vraiment am nañu ci déception bu mag a mag a mag lu ñu ci am. waaw non yaakaar gu tas parce que aussi bëggoon nañu vraiment match bi am. yaakaar gu tas la supporteru Gaynde ak Teranga yi ak Mourabitoun yi daal di am loolee nag gannaaw ba ñu jëlee dogal ngir annuler match bi waroon dox si diggante ñaari réew yi le mu nekk annulation boo xam ne bu ñu sukkandiku si kii di Dio Keita ak Jules Diaby ñi nga xam ne li ko waral mooy mauvaise gestion boo xam ne seen fédération bi amal na ko si mbir mi le ñoom ñaar ñëpp nekk ay supporters équipe bu Mauritanie bi. damay blâmer sama réew lu mel ne comme équipe nationale du jógee dëkk ba dëkk te testé wuñu leen woon balaa ñuy dem waroon nañu leen testé fii balaa ñuy dem ci beneen dëkk donc imagine toi lu jot a yàq. ñu doon espérer yaakaaroon bu suba incha allah suñu équipe bi daañu dellu soit ñu teeru leen ak victoire bu yaatu loolu la ñu bëggoon parce que ku dem ba jóg pour bëgg a jongante ak équipe Sénégal kooku moom mooy dëgg-dëgg da nga jóg pour peser sa bopp xool noo toll ak noo mel. mu dëkk si Rosso Sénégal daal di faral Gaynde ak Teranga yi kii di Moussa Diba mi nga xam ne annulation bi ñu amal si match bi lee defalul arrangé waa Sénégal. vraiment tey am nañu mbetteel bu rëy si lu nu annulé matchu Sénégal bi ak Mauritanie waaye boo xoolee ba si biir sax moo gën boo xoolee mbir mi équipe nationale bu Sénégal parewul à 100% kon donc lii da siy baax ndax su benee ne nu mën a gën a préparé wu gën a mën a jàkkaarloog équipe nationale bu Mauritanie. mu juddoo si Mauritanie màggee si Sénégal kii di Abdou Aziz Diop mi ngi sàkku si ñu amalaatal match bi si trêve international yi ñu jublu. remake bi dina tax Sénégal aussi mën xam nan lay demee Sénégal aussi jóge ci défaite Mauritanie jóge ci victoire nekk en confiance Sénégal xel yi commencé doute bi commencé bëri gagné Mauritanie une équipe boo xam ne jóge ci Coupe d'Afrique monté bu am solo dina joxaat Sénégal confiance. ñoom ñi leen nag lenn rek la ñuy sàkku mooy ñi nga xam ne ñoo ngànk fédération bi ñu xoolaat na ñuy doxalee ba situation mel ni ñu bañ ko dundaat Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média. Mamadou jaajëf Cheikh ñu jeexale ak ñeenteelu bëccëg ñeel Ligue des Nations tey ji ci ngoon la ñu koy jongante. voilà 4e journée bi ci bu 18h45 jotee la ñuy gis match yi nga xam te ne daal ñoo gën a mat a bàyyi xel bu ci mel ni diggante Angleterre ak Danemark beneen ba moo di France moom dana fekk Croatie ca dëkkam Portugal diggam ak Suède lay daal di doon geneen match diggante Islande ak Belgique 18h45 ba tey jàppale itam ñi di waa Italie dañ daal di jongante ak waa Pays-Bas
Écosse ak République tchèque ñoom itam dañu daal di football ñu daal di waxtaanee mbirum Neymar moom mi nga xam te ne gën a dugg ci taarixu lii di Brésil gannaaw ndam bi nga xam te ni démb ñoom am nañ ko seen diggante ak Pérou 4-2 kii di Neymar nag jot naa dugal ñaari but bi nag moo di juróom-benneel fukk ak ñeenti but yi nga xam te ni jot na ko dugal ci téeméer ak ñetti match yi nga xam te jot na ko joué ci équipe bii di Brésil moom daal dina dépassé ki nga xam te ni daal moo di Cristiano mooy ki nga xam te moo di Ronaldo moom yi nga xam te ni tolloog 62 but jot na ko dugal gannaaw bu mu doon sol maillot équipe nationale bu Brésil moom Neymar gannaaw bu mu dugalee sax ñaari but yi ni ki démb moom dafa daal di rendre hommage ki nga xamante ni moo di Ronaldo. mooy mu mag ma. waaw mu mag ba. moom baax na daa saay rek. moom la ñu ne El Gordo mooy le gros. voilà mi ngi noonu. Ronaldo ba mu bàyyi football rek daa jékki-jékki nii faaj. Cheikh yaa ngi mel ne ku yaroo ci mag. faaj noo ko mën a waxee ci rajo. mi ngi noonu daal faaj dina def fu mu toll nii mel ni Ablaye Diop. astafurlah maa ngi lay gërëm bu baax a baax. Cheikh maa ngi xaar samay yat ci biti bu ma génnee mais grave naa ko seer. jërëjëf Diagne. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf député di Mbéru Sow mi doon jëlloon nit ñi ay jaasi ngir xeexal Macky Sall ñetteelu mandat jaasi ma ngay bëgg a dal ci kawam ubbi l'Observateur waa APR di Alliance pour la République parti Macky Sall bi ñoo def démb ab communiqué di communiqué ba porte-parole ba di Seydou Gueye moo ko bind ñu cee xam le ne kàdduy député Alioune Dembourou Sow yooyee rafetlu wuñu ko te it ànduñu ci la Sénégal nañu waa APR faruñu député Alioune Dembourou Sow ci waxam ji Le Quotidien ne ko waaye fa la ñu yem ni yégle wuñu benn daan mu dib sanction boo xam ne nee nañu dana ca topp Sud Quotidien nañu di ñi mu bokkal parti rek ñoo ñaawul wax ji ne ñi mu bokkal langue politique di waa Benno Bokk Yaakaar ñoom it def nañu démb conférence de presse boo xam ne dañ ci doon ñaawlu li député bi wax anki dina kay nañu xeex bi mu doon woote moom honorable député Alioune Dembourou Sow dana ca wéet ne ñooñam yi mu bokkal APR wan nañu ko ginnaaw ne dañoo gis ne ni mu doxalee dëppawul ak ni seen parti di doxee coalition jot na patriote pour l'alternative ñoom li ñu gis moo di wax ji waru faayam dañu ko war a yóbbu ci yoon toppee ko tuumay yeekatu fitna premier ministre du Sénégal ba woon di Abdoul Mbaye jàpp ci anki dina kay ne kàddu yooyee kàddu yu boddi konte ci wàllu xeet kàddu yu dangereux kàddu yu nit ku matadi borom kàddu yi di honorable député Alioune Dembourou Sow La Tribune mi ngi ñuy xamal ne jaasem yi su moytuwul ci kawam lay mujj ne muy waa APR di waa Benno Bokk Yaakaar wàcc nañu ko maître Moussa Diop di sàkk ci procureur de la République muy toog di bañ a xaar na jóg auto sisiru gàddu yi fi lijjanti ko ndax lu ñuy seet ci wax ju ñaaw wax ju bon rek mi ngi ci wax ji waa ji ko taxoon di wax ak àllu di président Macky Sall journal Témoin mi ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkk ne Macky Sall nee na ko yël banding moom honorable député Alioune Dembourou Sow faru ko ci teyit àndu ceeg moom ministre Abdou Karim Fofana mi ko doon jàppale ci wax ji Moustapha Diakhaté mi ngi ñuy wax ci journal Le Témoin ne ab nafiq la li Abdou Karim Fofana wax ci waxi député Dembourou Sow yi Moustapha Diakhaté nee na ak njubadi ak ndëngateeku nafiq du ko raw Moustapha meneen di Moustapha woon ab sociologue la mi ngi wax ci journal Le Témoin ne waxi Dembourou Sow yooyee jaruta débat moom mi ko wax rek la engagé libération nañu moo taxit engagé na ciw yoon dugg ci guuta goo xam ne budul jàmbaar tigi baa muy mbër waada génn ci du yomb source waa nañu ginnaaw bi koy naataangoom APRM yi wane ginnaaw bàyyi ko ci mbali gi moom rek conseil pour l'observatoire des règles éthiques ak déontologie ci média yi di waa koret ñoom it fas nañu yéene dugg ci yëf yeneen yu journal yi xëy dugg ba ci bopp ak baat moo di gàmmuk Tiwaawan gi ñu fomm ren Vox Populi nañu dogal bi démb la wadd bàyyee ko ci xalifa général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour wopp si ci àdduna bi juux ci réew mi mu di coronavirus bi moom lay bañ mu lawee ca Tiwaawan moo waral moom xalifa bi mu sukkandiku ci njàngalem yonente bi ba fomm téeméer ak fukk ak juróom-ñeenteelu gàmmuk Tiwaawan gi Serigne Babacar Sy Mansour ne taalibe bu nekk na gàmmoo këram léegi ko nañu Tiwaawan taxawaay bi mu amoon bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi taxawaay boobee la ñu amee ba tey Le Témoin ñu Tiwaawan duñu gàmmu ren Tribune nañu mu dib guléet nag atum 1902 ba léegi ñuy dégg gàmm gu ñu fomm journal L'Observateur xëy di ñu wax fomm gi ñu fomm gàmmuk Tiwaawan gi lan la mën a jur ne yàqu-yàqu ci wàllu kom benn moo di bari na ci dëkk ba ñoo xam ne waajoon nañu ba jekk def seen i dépense jënd seen i yëf di seen tuy gante duñu leen gis commerçant it bari na ci ñoo xam ne dañoo investiroon seen alal jëndi marchandise ngir bëggoon koo jaaye ji ci gàmmu gi li leen nar a jaaxal mooy fu ñu jëm ak seen marchandise Vox Populi nañu li xalifa général des Tidianes santaane ci gàmmu gi mu di ku nekk gàmmoo këram Serigne Moustapha Sy awul yoonu jëfe ko Moustarchidine diine yi nee nañu dañuy gàmmu ca champ de course fa la ñu wootee gàmmu source waa nañu benn gawoon ca Tiwaawan dakk na ndax xalifa bi nee na nañu fomm gàmmu gi Serigne Moustapha Sy xotti fatwa ga wootee gàmmu ca champ de course yéenekaay bi nañu dugguleet nag ñuy gis baa ñuy dégg Serigne Moustapha Sy mu am taxawaay buy safaanoo ak li kilifa yi Tiwaawan yi digle ne bu yàggu rek bi ñu tëjloo jàkka yeeg jumaa yi ca Tiwaawan ndax coronavirus bi moo fi taxawoon ne su ma gisee ñenn ñi ñuy fowee tarixa bi damay am lu ma mitti Walfadjri nañu tiijaani réew mi bokke wuñu gis-gis ci organisation gàmmug ren gi Tiwaawan ak famille omarienne yi jël nañu dogalu fommu gàmmu gi Moustarchidine diine yi ak famille njigéen yi ak waa Medina Baye ñoom ne dañoo
dañoo fas yéene gàmmu. journal Le Quotidien moom it xëyee ca noone bind ne kàddu yu waroon nañu ci gàmmu ren gi Tiwaawoon moom ma nga ba léegi ci confinement ba mu nekkoon Moustarchidine yeeg waa Medina Baye ak waa njegéen yi ñoom ne dañoo fas yéene gàmm boole ceekit fu ca mel ne ca Medina Baye wax nañu ne daañu def seen kéemtalaay kàttan ngir respecter mesures barrières yi ba coronavirus bi du fa lawee coronavirus boobee journal L'As mi ngi ñuy fàttali ne moo tax match bi Sénégal waroon a football démb ak Mauritanie match ba amul record yéene kay xëy di ñu wax mbir yaak na mu demee ak li ko indi moo de ci footballkat yi Mauritanie daf ci am juróom yoo xam ne ba ñu leen testé dañoo gis coronavirus ci ñoom amit ñetti membre yu bokk ci staff équipe bu Mauritanie bi ñoom it dañoo amee coronavirus stade yéene kay nañu match bu démb bi foo nañu ko ndax coronavirus bi ba loolee du law ba téq match bi Sénégal war a football ak Guinée Bissau ci weeru novembre. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi ca la ñu toll noone moo di gis-gis li ñu ciy waxtaane ci wàllu tàggat yaram la jëm particulièrement ci football nees koy lijjantee ci jamonoy woppi coronavirus ji ndax dees ji wéy di ko doxalee nii mooy fu mu feeñ ñu dakkal ko wala ndax dañ koy dakkal ba fekk ñuy gis lu ñu xam soog caa delluwaat gis-gis ban ngeen ci amee ñu waxtaanee ko ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi ci rubrique gis-gis war a ànd ci waxtaan wi ak docteur Mbaye Paye docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñoo ngi ci waxtaan wi ak Mbaye Jacques Diop di taskatu xabaar bu ñu ràññee lool ci wàllu tàggat yaram Mbaye Jacques Diop maa ngi lay nuyu. waaw Mohamed maa ngi lay nuyu di la fay. baal ma dooree waxtaan wi ak docteur Mbaye Paye docteur laaj bi mooy ci wàllu football ak ni coronavirus bi lëmbee àdduna Afrique jot ci wàllam Sénégal gis ci boppam ci wopp ji ci sa gis-gis lu ñu war a def bàyyi activité yi laale ci football ba fekk feebar bi di able wala ndax dañoo war di continuer di ko doxalee nii mooy su fi xajee ñu def ko bu fi xajul ñu annuler ko. jërëjëf monsieur Ndiaye. voilà comme ni nga ko waxee match bi dañ ko annulé parce que dafa am ñoo ay joueurs encadrement équipe Mauritanie dañu am ay cas positif te buñ leen bàyyi woon ñu jouer ak ñun évidemment football ci sport ni mu demee ak contact rapproché bi mën na contaminer ay joueurs équipe Sénégal wàllante entre ñoom wala encadrement après ñëw nag mën nañ ko tasaare ci dëkk bi donc li ñu ko annulé jaadu na waaye nag il faut pas ñu fàtte leen xam nga bi ñuy confiné mars ba léegi arrêté nañ lépp dafa am ay yoo xam ne nag wàllu santé la dëgg la am na solo mais am na aussi wàllu économie boo xam ne am na solo parce que dëkk aussi économie daf ko yore soo arrêté lépp il est évident que dina am problème dina am ay rëq-rëq ci wàllu économie man li ma ci gis mooy mën nañu comme li am ci yeneen dëkk yi Europe et autres commencer de léegi réfléchir naka la ñuy reprendre championnat yi am ci football bi ak yeneen fédération ba pare nag équipe nationale aussi buy jouer je pense que ñu ngi koy def chaque fois su amee match officiel nañ testé ñëpp joueurs yi ak encadrement yi ñëpp ñi gravité ci autour équipe bi dañ leen di testé beneen équipe bi aussi bii ñëw dañ leen testé parce que recommandation FIFA la ak CAF donc mën nañuy reprendre. mais doguma la mais booy seeti day amee conséquence ndax Sénégal bi muy waaj match amical ak Mauritanie joueurs yi ñëw nañu logé nañ leen hôtel def nañuy dépense ca cappaandaw la ñu bëggoon amuñu ko mooy match amul manque à gagner boobee aussi ndax bu ñu ci continuer saafara du jur jàngoro finalement. mais bien sûr moom laa la wax léegi objectif économique am na loolu nga wax noonu li ñu ci dépensé te match bi amul ak dégg naa am na ñuy jënd ay billets te dañ leen war a rembourser donc loolu yëpp fédération moo ko nar a gàddu dina métti si moom. donc est-ce que bawoon ko ba gis lu ñu xam gënutoon. waaw xam nga tamit bu ñu fàtte ne sport dafa baax ci suñu santé suñu wér gu yaram il faut ñu def sport mu ñuy toog ni at aussi tëj lépp bañ a def dara loolu aussi mën si nekk tey salle de sport yi ubbi nañ leen gars yi ñu ngi jël ay mesures terrain football yi gars yi ñu ngi joué si biti donc fii mën nañu jël ay moyens bu ko fédération état mënul CAF ak FIFA jàppale leen si wàllu test yi il faut ñu yokk capacité test yi donc football saa yu amee parce que sport collectif la forcément dañu war a surtout lu mel ni équipe nationale nga xam ne affaire nation la nañ testé ñëpp loolu moo am tey dëkk France ay championnat yi am yëpp avant ñu football dañuy testé tout l'encadrement képp ku si positif ñu seeti la nga dem toog 14 jours nga parce que porteur asymptomatique nga 14 jours comme grippe la rek nga wér nga ñëwaat parce que mënoo am virus bi aussi ngay jouer parce que wóorul ci wàllu xol donc objectif économique yi am
mën nañu commencer di def nànk-nànk mais bien sûr nag respecter mesures barrières dina xaw a metti mais il faut ñu def ko. mais est-ce que matuwaay yi warutoon a demee neneen maanaam au lieu de ay 23 wala 22 joueurs ñu ne léegi soxla nañu 33 joueurs xanaa 33 bu ca 8 corona wee ña des mën nañoo football kii bi. exactement tey nii par exemple moo lay table ci 33 joueurs wala plus sax parce que équipe nationale quand même mën nañu jël si biti ñun li ñu am ci joueurs si biti ak yeneen dëkk yi bari na. macha allah donc mën nañu effectivement table ci 30-40 joueurs bu si ñenn positifé mën nañu jouer avec le reste. il suffit ñu testé membre bi yëpp ñu nekkoon en contact ñu si positif ñu dindi leen ñeneen ñi nga xam ne nag amuñu virus bi ñu bàyyi leen ñu parce que suñ ko continuer nii aussi ni ñu jëmee nii kon bu ñu moytuwul ñaanuñu ko yàlla fii même ba 2022 bu ñu continuer 2022 kenn du mën a football kenn du mën a ubbi dara kenn du mën a def dara c'est ça le problème. très bien jërëjëf docteur maa ngi lay gërëm bu baax Mbaye Jacques Diop. Mohamed maa ngi jéggalu de am njóobente su ko téye ba waxtu wi waaye baal ma rek jéggalu ci xaar bi fàttali ne taskatu xabaar nga ma dolli ci d'être titulaire d'un master 2 en droit et économie du sport laaj bi li ma laaj sànq docteur Mbaye Paye laa lay laaj mooy yëf yeeg ni mu demee nii ci sa gis-gis nu ñu war a def dañoo war a bàyyi di organiser ay match surtout sax yu match international yi ba fekk corona bi di fi jóge carrément wala ndax nii ñu nekkee nii muy bu mënee nekk ñu def ko bu mënul nekk ñu annuler ko ban nga ci gis. waaw bàyyi match ba corona bi kii doo dafay mel ni feebar bi daf ñu dominer wala ñun waroon ñu ko mën a xeex feebar bi am nañu ko ni ñu koy xeexee ñu ngi koy xeex par les mesures barrières ñu ngi koy xeex aussi par les dispositions yi nga xam ni moom la les autorités sanitaires jël pour ñu mën ko xeex dafay mel ni rek tey nga ni kenn waratul liggéey parce que football dafa am solo ci économie réew dafa am aujourd'hui solo ci économie mondiale ba nga xam ni football mun nañ ko sax ne dafa doon loo xam ni c'est une demande qui est exprimée par les acteurs par les populations ba tax na tey football mun nga ko concilier ak ñetti catégorie am na catégorie bu ñuy wax catégorie sportive mooy li nga xam ne moo ngam les coachs les entraîneurs le staff médical staff kii am na aussi intérêt amateur mooy ñi nga xam ne mooy les supporters les fans dafa am aussi intérêt des entreprises de sport mooy l'équilibre financier ñi nga xam ni ñoom dañuy soxla visibilité le marketing ak les droits TV ba tax na tey bu ñu xalaatee ne ni war nañu arrêter football rek ndax pandémie bi dafay mel ni tey kon dëkk bi dara waratul dox monde bi waratul dox parce que bi yeneen secteur ñi ngi dox ñoom ñi ngi déroulé seen ay programme yeneen secteur bu ñu nee aussi football dañ koy kii ko donc ça pose problème moo tax ba tax na xëy na li ñu mën a def mooy ñu xalaat ne par exemple parce que tey football dafa am benn branche boo xam ne moom lañ koy boolee ci plan au niveau économique mooy li nga xam ne moom la ñuy wax activité à caractère personnel ou collectif dafay bokk nag ci sous branche activité association récréative culturelle et sportive donc lu ñu mën a comprendre mooy évolution sport surtout football dafa am ay incidences aujourd'hui sur le plan économique sur par exemple am na équipementier bi par exemple excusez-moi du terme par exemple la fédération a signé avec l'équipementier Pima am na aussi les infrastructures parce que aujourd'hui quoi qu'on puisse dire xool par exemple il y a le stade bi ñu war a tabax le stade du Sénégal il y a aussi Thiès bi nga xam ne bi ñu waroon jouer la fédération avait mis en tout cas tous les moyens à la disposition des organisateurs pour que le stade au moins soit mis aux normes. Il y a la publicité, il y a ce qu'on appelle aussi les droits de retransmission. Maintenant, dans le sport dafa am lu ñuy wax la macroéconomie loolu la ñu war a xool mesurer ko cerner ko ba tax na xool match bi tey lu tax ñu annulé ko d'abord d'une part c'est l'effet du Covid mais il n'est pas avec l'effet du Covid tey dina jafe ñu mën a xool par exemple def une analyse approfondie pour mën a en tout cas cerner wala ñu mën a mesurer les pertes de cette rencontre là soo xoolee le docteur l'a dit le Sénégal peut-être dans la fiche technique bi nga xam ne moom am na ko ak waa bi mu wala convention match amical bi mu signé ak waa Mauritanie kenn peut-être est-ce que ñoom ñoo jël en charge la restauration, l'hébergement, la prise en charge totale et surtout même ce qu'on appelle par exemple le transport international. Je suis sûr que vous faites que nous avons le fiche technique de avoisiner les 200 millions. Les 200 millions, les droits de retransmission. Donc cela veut dire que quelque part, il faut avoir exploitation des dépenses de fonctionnement dans la situation de l'exécution de la fiche technique. Loolu nag dafay apparaître ci dépense fonctionnement yi léegi nag dépenses yooyu dafay concerner li nga xam ne moom mooy nëmp match bi li nga xam ne moom mooy droit TV billetterie sécurité maintenant su fekkee ni fédération tey ñoom amuñu match am nañu ay regret parce que tout simplement déjà
par exemple soo xoolee équilibre sportif bi footballeur yi Aliou Cissé du mën a encore amaat jugé waat pour les 2 matchs c'est kii pour mën a woo ñenn ñi l'autre chose aussi supporter bi mënuñu seetaan match bi les droits de retransmission amul donc yooyu yëpp dafay am ay incidents. donc loolu moo tax sama question bu ñu naree football di perte kay ndax dakkal ko gënul voilà jëm xam nga tey football di perte du football di perte parce que football dafa am économie mais dafa am aussi benn aspect boo xam ne aspect social dafa am une dimension politique aussi dafa am une dimension économique mais aussi dimension diplomatique donc soo ko résumé sous l'angle de la dimension économique rek peut-être da ngay xool li ngay perte wala li ngay gagner mais soo ko résumé aussi au niveau de la dimension diplomatique ou bien au niveau de la dimension politique ou bien au niveau de la dimension sociale da ngay xam ni aussi c'est positif donc moo tax il faudrait essayer de relativiser un peu xool ñun nan la ñu mën a jëlee les dispositions par rapport au prochain match contre la Guinée-Bissau du mois de novembre prochain xool maintenant la fédération nan lay mën a aujourd'hui gën a serré moi je suis pour que la fédération au moins joue ce match-là même à huis clos sans spectateurs ni rien pour prendre toutes les dispositions même les entraînements que les gens au moins disent que tey entraînement yi on a pris des dispositions bon maintenant c'est la télévision de la télévision publique ou bien la télévision. mais li tax match yi am surtout bii passé li tax ñu reporté ko jógewul ci ñiy seetaan seeg télé yeeg yooyu mi ngi jóge ci football kat yi. waaw mais moom laa lay wax xam nga léegi li jaaxal ñëpp mooy woote nañu match ñii jóge nañu gànnaar ñëw sénégalais jóge nañu Maroc ñëw ñu war a football def ci dépense amul. li ngay def mu di la gaañ ndax doo ko bàyyi ba keroog mu lay mën a jariñ loolu mooy sama laaj. ñan la gaañ xam nga gaañu sénégalais yi ñi ñëw la gaañ. non ñi ñëw non gaañ na Sénégal parce que joueurs yi dañu seen hébergement du ñoom ñoo koy fayal seen bopp état bee koy fay. non loolu laa expliqué. xam nga bu ko résumé en termes économiques. non man damay laaj man résumé wu ma dara Mbaye Jacques Diop damay laaj rek. voilà léegi li ngay laaj moom fa laa jëm. xam nga tey par exemple loolu yëpp peut-être que xam nga état nekkul pour def bénéfice état dafay rationaliser ses dépenses. mais lii dafa bokkoon peut-être su fekkee état bee ko jël en charge dafa bokkoon ci li ñuy wax les dépenses de souveraineté parce que c'est l'équipe nationale c'est la vitrine du football maintenant la fédération jël na ay motuwaayam parce que loolu bu jóge woon tey ci fédération mun nañ ne kat les fédéraux sàggan nañu mais ñoom jël nañu toutes les dispositions ba dalu leen ñoom ça veut dire que quelque part aussi la partie mauritanienne excusez-moi du terme waroon na jël ay dispositions moom parce que cas yooyu soo xoolee donc c'est des cas importés et la fédération waxtaan ci ak waa CAF ñu mën a reporter le match donc ils ont été vraiment en tout cas man je salue la décision prise par la fédération de discuter rapidement avec les responsables de la CAF pour ñu mën a reporter match boobu. très bien malheureusement bëggoon nañu gën a yaatal mais waxtu wi dab nañu maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité ba xalaat bi mooy Mbaye Jacques Diop di taskatu xabaar gërëm it docteur Mbaye Paye mi ubbi woon waxtaan wi gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi Abdoulaye Diop ci machine bi service digital Yacine Pouy réalisation Aladji Ndiogu Diène jàngeen jëf ci kanam tuuti danañ leen bàyyi ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi ak tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm.